télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaari timis yi ci TFM la ca gën a fës bokk na ci révision yi ñeel liste électorale yi càmbar yi ñu ci ubbi woon danañu ko tëj suba ci talaata ji bu minuit jotee daañu defub taxaw seetlu xam mbir yi ana nan la doxee mbindu mi ndax nit ñi dem nañu bindu ji daanañu leen demal ci Médina demal leen it fu ci mel ne ci diwaanu Ndar ne foofee ñoo nga fay wax lu mat ñeenti junniy doomi aadama ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yoo xam ne jot nañoo bindu koon ci liste électorale yi. ay njuuj njaaj ñuy dégg ci ay député bi la yoon ay passeport diplomatique la anam ya ñu ko doon defee waa DIC ñoo ko feeñal ci assemblée nationale député ya fa yëkkati seen kàddu di xamle ne ñañ ciy tudd bu yoon sàkkoo am lante ak yoom amu ci kenn ci ñoom koo xam ne danañ la protéger ku ci nekk daañu la bàyyi nga dem yoon def ci yow li war leneen ci wàllu xibaar bokk na ci mbirum Guinée Conakry ak la fa xew jamono jile ñaari fan ginnaaw ba soldat sa jëlee nguur ga force spéciale def lu ni mel ki nga xamante ne ji moo jiite ndégum réew ma di colonel Doumbouya nga tàmbali na kon ab liggéeyam ak it lu bari ci barab yoo xamante ne ji ñoo koy contrôler ñoom soldat sa nangu nguur ga ci réewum Guinée Conakry wàllu tàggat yaram ñaareelu bëccëg bi ñeel éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 ci groupe H bi Sénégal football na tey jii ci ngoon ak Congo ci Congo lañ doon footballé Sénégal moo ko duma ñetti bal ci benn lii mbokk yi mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñu duggee ak yéen ci yàkkale gi doore ko ak lu ñeel mbiri kilifa dañu ko convoqué ca DIC division investigation criminelle fa la nekk jamono ji li sabab convocation bi nag amaguñu ci xibaar yu wér péng des na leen dinañ ci àndaat ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar ngir xam ana lan moo tax moom kilifa waa division investigation criminelle woolu ko leneen ci wàllu xibaar mu di révision liste électorale yi suba ci talaata ji bu minuit jotee ca la ñu koy tëj ñu dem ci diwaanu Médina xooli foofee mbindu mi seetlu gi moo di ñu bari ci ndaw ñi dem nañu bindu am ci ñoo xam ne dañuy soppi ay adresse ak yu ni mel leen rek daal lañ ci jibaane moo di certificat de résidence yi ak anam ya ñu koy joxe gis nañu ne bari na ci lu ci teey am xel Mamadou Fall. ñu door ko ñaar fan ak benn ci weeru juillet révision exceptionnelle bu liste électorale yi fii ci Médina mu jëmmal nañ ko gannaaw rek ay waxtu ngir ñu tëj boobulee commission fii de yi weccoo beeg werante bi bëri woon na fi lool opposition bi la ñu ñaawlu ñu ne ab fraude la boo xamante ni certificat de résidence yi la ñu joxoñ baaraamu tuuma yi nga xamante ni nee nañu sous préfecture yee koy joxe. résidence yi jóge préfecture affaire fraude la parce que di nga gis ku yor benn centaine de résidence sa poche te résidence nit moo ko war personne moo ko war récupérer boppam. demee dinañ saisir tribunal d'instance de Dakar parce que y a beaucoup de formulaires yoo xam ne qui doivent être annulés parce que ces habitants dëkkuñu fi. maire Médina moom jàpp ni sous préfet yu bëri dañoo lëkkaloo nguur gi. démb fii ci Médina am na bis boo xam ni Koungheul la jógee xale yi Médina ñu ne ko bi mu wàccee la xale yi attaqué ñoom ñu daw am na tamit ñu jógee Mbambilor te xam nañu ki leen indi te résidence yi ñu yor sous préfet bu Dakar Plateau moo ko signé adjoint bi ko signé mais loolu rafetul am na fu ñuy dégg ay vierge sous préfet yi nañu maandu sous préfet yi nag mënuñoo gëm ni état bi moo war ñun bu ñu nee na ko sous préfet joxe dañuy lànk ndax sous préfet yi ñoom dañuy politique comme responsable politique APR yi duñu ko nangu. en tout cas li ci mënti am Sénat moom mu ngi def rôle am bu baax a baax di gis-gisu président bu commission bu Médina. yooyu moom alhamdulilahi rabil alamin amu fi benn coow parce que xam nga nit dina ñëw yow par exemple di nga ñëw bëgg a changer lieu de vote di nga andi ñëw ak say kayit yu mot monsieur le sous-préfet de Dakar Plateau bu ko signé mënuma ko rejeter monsieur le maire de la commune de Médina Bamba Fall bu ko signé duma ko mën a rejeter donc li may mun di def rek bindal ko lim soxla jox ko ay kayitam mu dem. élection locale yu départementale yi mel na ni am na enjeu fii ci Médina foog ko natt wes na ko ay téeméeri ndaw song li nga xam te ne ñoo di commission yi la ñu bëgg moo di bindu. ca diwaanu Ndar it gaañe ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax mu di tëj gi jëm ci révision liste électorale yi ni ma ko waxee suba ci talaata ji bu minuit jotee ca lañ koy dakkal gaañe ñoo ngay dem di bindu ji Ousseynou Diop. mbindu mi wala soppi bërëb yi nga xamante ni fa la ñu war a voté benn fan cote moo ci des ci diwaanu Ndar géej bu ñu demee ci centre bi nit ñi fa nekk bare nañ lool ñu ci bare sax ni information bu nu mel dañ ko yëgul woon. mais dama ko yéex a yëg nag looloo tax ma yéex a ñëw nii xam nga loolu moom jikkoy sénégalais la tàmm nañ loolu dañuy bàyyi ba dernier moment rek ñu ñëw buuxante mais man moom dama fi nekkoon parce que dama voyagé woon.
soxna Binta moom it ñu fekk ko moom bindu na ba pare ñu koy jox këyitam ngir mu mën a ñibbi nee na nag information bi dafa jàllul moo tax ñu ci bare jotuñu ko. ndax biñ ñëwee fekk nañ nit ñi bare nañ gaa mais def nañ seen liggéey nu mu waree ba non pour man temps la rek ak léeg-léeg ñàkk information te ñëpp seen portable yi la ñuy concentré wu ak yooyu xam naa looloo tax information yi jàllul bu baax. ñoom ñi nga xamante ne ñu nekk ci parti politique yi nee nañu bis bi lee ni mu bare nit war nañu xool nan la ñuy fexee ba mën a yokkaat délai bi. te la ñu génn nit ñi daan woon bare tuuti ñoo daan ñëw waaye tey jii li ñu nemmeeku mooy nit ñi dañu ñëw bare lool ñun nag li ñu ñaan mooy force ñu yokk délai bi ngir nit ñëpp mën a bindu. diwaanu Ndar Géej ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay opération la ñu nemmeeku préfet bu département bu Saint-Louis nii liggéey bi amal nañ ko te amul benn jafe-jafe. ñi ngi am globalement ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn inscription yi boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di bindu si bees ñi ngi am ñetti junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-benn modification yi ñi ngi am junni. ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn. bindu ci wàllu liste électorale yi wala boog ngay soppi ci bërëb yi nga xamante ni fa nga doon voté loolee benn fan kott moo ci des fii ci diwaan Ndar Géej nag ci préfecture bi mbooloo mu bare lañ fi fekkoon. ci jamono ji ñuy waaj a tëj mbind moomee fële kon ca diwaanu Sicap Liberté kilifa yu Benno Bokk Yaakaar ya fa ñoom ci defub xayma ca la ñu toll ci responsable politique bi APR bi di Zahra Iyane Thiam moom mbégte la amee ci fii ak ni muy doxe waaye te ci administration territoriale beeg ni ñuy doxalee ci liggéey bi lu aju ci candidature bi ñuy lam-lamee ci élection locale yi di ñëw mu ne lépp mi ngi ko bàyyi ci loxoy ñii di responsable yu coalition bi mu bokk ab janook taskatu xabaar yi lañ doon amal doonoon ci teewaay yu Fat Bintou Konté. ëllëg la inscription révision exceptionnelle liste électorale yi di jeex ci zone Sicap Liberté bi ñu nekk fi mu toll nii ci bilan la ñu toll responsable politique APR bi di Zahra Iyane Thiam muy rafetu liggéey bi nga xam ne def nañ ko fa. révision boobu nag commencé na ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet daanaka mi ngi jeex ndax suba la war a jeex pour ñu mën a dugg ci yeneen période. liñ ci seetlu mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ne fi toogal fi Benno Bokk Yaakaar ne liggéey bi nekk na liggéey bu mucc ayib. lim ci nemmeeku rek ci wàllum jafe-jafe moom moo di comportement yi nga xam ne yenn leader politique yi nekk ci opposition bi am ci localité bi maanaam di ci wax ju ñaaw. te lii ñu fi gis nag jëfru la maanaam nit ñi moom dañu jàpp ne rek budul man baaxul nag dafa war a jeex Sénégal. candidature am ci mairie bi nga xam ne moom moo di Sicap Liberté Zahra Iyane Thiam jàpp ne liggéey na fi liggéey bu mucc ayib wante la ca des daal moom ma ngi koy bàyyi ci loxo conférence des leaders bi nekk ci partem. liggéey nañ man ak responsable yi fi nekk yëpp ak ñi fi newul ci tànku nekkal fi suñu coalition maintenant lu coalition bi wax dinañ ko def mais candidature bi du lu ëllëg suñu bopp yi ndax jamono ji tey wane na ne balaa nga naan naam ne fa. moom responsable politique APR boobee ma ngay ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñu boole seen doole ngir mën a gagné li nga xam ne moom moo di Sicap Liberté. coow ci réew mi ñeel ay faux passeport diplomatique ñu ciy tudd ay député yu nekk ca assemblée nationale député ya fa nekk di xamle ne ku ñu ci tudd rek bu yoon sàkkoo jëflante ak yow du assemblée moo lay protéger li ñu bëgg moo di jëf ja leer ñu xam dëgg gi dëgg dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing. penc ndaw réew mi duñu protéger kenn bu dee nag dëgg gi dañoo bëgg mu feeñ. su fekkee ni woo nañ leen pour déglu leen seen mbalaanu kiiraay du tey ñu mën a wuyu ji. parce que loolu dafa am yoon bu muy jaar bu fekkee ne dañu dem ba juge soxla leen déglu jaar fi mu war a jaar ci procureur général près de la cour d'appel mu jaar ci ministère de la justice ñu binduñu wax ni ñu député sangam de dañ ko bëgg a déglu ndax nangam wala nangam su ñëwee fii ñun suñu matukaay dinañ ko jël ba député boobu ñu dindi mbilaanu kiraayam pour mu mën a dem wuy ji. dem di wut ay passeport si loo xamante ni méngoowut ak yoon comme ni ngeen ko déggee loolu nag comme maanaam incha allah danañ si war a xool nan la ñuy taxawaay danañ si waxtaan ak ñun suñu groupe parlementaire ñu jéem a contacter beneen groupe bi ndax am na loo xam ne bu ñu xasee ba wax ko assemblée ñëpp la ñuy wax ndax danaan député yi rek bu ko defee suba tamit ñi nga xam ñoo ko jot def ñu seetee seen responsable aussi bu ñu waree daan ñu daan leen. ñenn ñi seen xar kanam ci député yi di yàqu lool li ko waral ñu ëpp ci ñoom rawatina waa majorité bi dañ leen di tudd ci mbiru yu njur njaaj. ñax gu wow dana lakkaala gu tooy parce que député yi nga xam ñoo koy def tey ñoo yàqal député yëpp ba nga xamante ne tey seen soxna yi mënuñoo am ay passeport diplomatique ndax lu mel nii muy jëf ju ñaaw
ci deru Sénégal yaakaar naa loolu tamit il faut que yoon def ci liggéeyam ñu ubbi sa enquête député yi nga xamante ni ñoo ko doon def tamit ñu dindi seen malaanu kiiraay pour ñu traduire à la justice. askan wi nag ñoo war a cité wu ba nga xamante ni xam na ni jëf yu ñaaw yi ak jëf yu bon yi nekk Assemblée nationale majorité bi ñoo koy def mais de opposition bi. député yi di woo ñëpp ñu ànd ak dal ndaxte mbir yi mu ngi ci loxoy yoon. mais bëgg wax ni Sénégal ci ni yoon di doxee dafa am li nga xamee ni dañuy wax ne benn lay du pàcc bu ñu nee diw dafa def nangam dañu war a bàyyi ñi nga xamee ni ñoom ñooy saytu loolu ñu xool ba xam li ñu wax am na walla amul parce que nit kenn du ko condamné te dégluwuloo ko. gannaaw mbiru faux billet de banque yi assemblée nationale beneen mbir dalati ci kawam di faux passeport diplomatique li nu mel nag dina yàq seen kar kanam bu baax a baax. Sam-Sam 3 di quartier bu nekk ca Diamaguène Sicap Mbao lu yéeme la ñu fa gis démb di benn waay boo xam ne dañu ko fekk mu faatu sinistre la woon ci inondation yi ñu fekk ko mu faatu ana lan moo ko faat amaguñu ci takk bu wér li ñu xam daal moo di ko ab néew ma nga ñu yóbbu ci hôpital ba ngir mën cee defu autopsie ay kàddu yi leeral bàyyi ko ci coordonnateur mouvement zéro inondation di xam le ne kilifa yi ñoom ñoo kon war a jël ay matuwaay ñi nga xam ne ñoo dëkk ci barab yi ngeen di seen ndox mi nangu ko ñu fu ñu leen fat bu fekkente ne bëgg nañu jafe-jafe yeeg coono yeeg jëye yu mel ne ñii ñuy gis dakk kon ci boobi li diwaan dund gi ak njëgam ak dogal bi ci kilifa yi jël jëm ci homologué njëkk yi loolee tax na kon ñu dem xooli diggante jaaykat yi ak jëndkat yi nañu koy dundee fu ci mel ne ca marché bu Tilène ak déggoo amu ci ndax jaaykat yi ñoo ne bala ñuy mën a jëfee njëg yi ñu leen santaane day fekk li ñu yor ci marchandise jeex ba noppi jëndkat yi ne duñu ko dégg dañ leen koo sant nañu ko jëfe te it jot na sax ci nguur gi ñu jëli matuwaay weñ loxo jaaykat yi ngir ñu sant liñ leen ngir ñu jëfe kon liñ leen sant reportage ca marché bu Tilène Fatima Touré Thierno Laurent Mendy. marché Tilène doo romb benn boutique de gisoo fa li ñu naan ay affiche ñu def ci nag ay njëg yu yees yoo xam ne sax ministre du commerce moom moo ko fa teg waaye nag mu mel ni rek jaaykat yi ñoom prix yooyee nga xam ne nag moom mooy décision bi nga xam ne rek la état bi jël respecté wuñ ko benn yoon loolee nag moo waral ñi nga xam ne ñoo ñëw di jënd di ko ñaawlu bu baax. non wàññeeku prix yi moom wàññeekuwul dafa c'est cher trop cher même. dafa metti na torop dañoo war a wàññi prix yi. loolu teguñu ko ci yoon parce que stock bi ñoom stock yi ñu stocké ñoom prix normal lañ ko jëlee woon dañuy dégg yokk rek gaaw yokk gaawantu yokk te loolu du dëgg du yoon stock bi suñu defee loolu lu leen neex rek lañ def. prix yi dafa seer lu ñu wax yow wàññiwuñ ci dara Macky Sall wàññiwul dara la wàññiwul prix yooyu moo nekk boobu ba léegi prix yi amoon bu ñu waxoon ne wàññi nañu wàññiwuñ dara lañu wàññiwul ndax diwlin bi seer na ceeb bi seer na. soxna yi nga xam ne sax la ñu dajeel ñoom dañoo jàpp ni li nga xam ni la jaaykat yi di wax naan dañoo bëgg rek jeexal li nga xam ni moo di seen stock bi loolee nag ay naxasaale rek la. état bi dañuy daw di ñëw bu ñu ñëwee yóbbu kër ga xam nga lu ñu la jox benn yow yaa ngi dolli ñaar. ñu gis ni mbiicook mbaaloo am na ci diggante ñi nga xam ne rek ñooy état bi jël ndogal ni dinañ wàññi prix yi ak ñi nga xam ne rek ñooy commerçant yi waaye lu mu ci munti doon ñi nga xam ne nag ñoom ñooy consommateurs yi ñoom rek ñoom ñoo ko nar a dundee nu metti loolee rek moo waral ñuy ñaan ñu jàppale leen daal di defaraat njëg yooyee. lu jëm ci woppi Covid 19 yi ak ñàkk yi ñu ci digle Sam Ndiaye dip village bu nekk ca Fandène li ñu ca gis moo di askan wa ñi ngi koy bàyyi xel bu baax a baax donte amoon nañ ci njàqare ci dem ñàkku ji ak doon ca day naagal gis nañu fi mu nekk nii moom jëlaat nañu poste de santé ya ba jamono ci ñuy wax lu toll ci ñetti junniy doomu aadama ci ñoom jot nañoo ñàkku dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop ciy leeral. xeex jàngoro ji di coronavirus xittal askan wi ñuy ñàkku ci village yu bëri rawatina ci dëkk bi di Sam Ndiaye nekk ci commune Fandène askan wi ñoom ñëpp yeewu nañ ci ba ñëpp ngi fëx dem di ñàkku ji ngir aaru ci doomu jàngoro ji di coronavirus. waaw fii ci goxu Sam Ndiaye nag wax dëgg yàlla ñu ngi nekk gox boo xamante ne ñu ngi ànd ak 6 cases de santé ci poste bi ànd ak tamit ñaari dispensaire privé catholique bii nekk Fandène ak bii nekk Laalaan wax ñu ñoo xamante ne vraiment accepté nañu vaccination bi bu baax amuñu benn problème de refus de vaccination ñàkk yi moom ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ñu ngi ñëw di ñàkk ñu ngi récupérer seen i carte. ay pexe dugal ci ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci ferme Sirfso bu Laalaan ñoom it jóg indi ay gel ki masque jàppale infirmière chef de poste bi ngir ñu mën a xeex doomu jàngoro ji ñoom sax nee nañu ping yi de lu ci am solo la. ICP bi depuis mbas mi vraiment jàmbaar la gis nañu ni mi ngi góorgóorlu ci population bi te ku wax population wax jeunesse
jeunesse sport bi aussi du ñu leen bàyyi rek ci lañ gisee njàmbaarteem ñu xalaat ni pourquoi du ñu leen jàppale comme dañ dem ci nawetaan ñu respecter mesures sanitaires yi mesures barrières yi. ñiy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram fii ci poste de santé bu Sam Ndiaye lëkkaloo ci ak ay ndaw nee nañ dinañ dugg ci village yi waxtaan ak askan wi ngir ñuy takk masque ak raxasoog ndox ak saabu gën a aaru ci doomu jàngoro ji fii ci Sam Ndiaye nekk ci fan. waxtaane wàllu biti réew ak réewum Guinée la fa xew mu di coup d'état ba ñaari fan ginnaaw ba soldat sa nangoo nguur ga ca loxoy Alpha Condé soldat sa di ci njiital colonel Mamadi Doumbouya ñoo ngi teg seen i jéego yi ca njëkk bokk na ci démantèlement poste avancé yoo xamante ne ji 2018 la ko président Alpha Condé defoon ci réew ma xam leen nañu ne ñi nga xam ne caabi jëlee na féete ginnaaw ñu jàppee leen ay détenus politique danañu leen libéré yëf yi ak fa mu tollu tembe dañu ci ànd ak Aminata Mbare Sow. bokk na ci mandarga yi wane ni Alpha Condé jóge na ci nguur gi ndaxte ñii di force spéciale nga xam ni nii ñoo téye nguur gi foofule ci Guinée nee nañ ca télévision nationale tàmbale nañu toj ca lii ñuy woowee poste avancé ci talaata gile poste avancé yooyu nag kii di président Alpha Condé moo ko taxawloon foofule ci Guinée ci atum 2018 dafa doon ay base yoo xam ni ay militaire ak i homme de tenue ñoo ci doon nekk lum ci undu woon nag mooy bu manifestation amee surtout opposants yi nga xam ni dañoo doon xeex 3e mandat ñu daal di gaaw génn daal di leen noot poste avancé yooyu nag ñu jàpp ne bëri woon nañu ci yenn axe stratégique ci capitale ba foofee ci Conakry leneen loo xam ni annonce bu forte la bi nga xam ni ñii di force spéciale yi def nañ ko foofule ci Guinée mooy nee nañu fas nañu yéene libérer prisonniers politiques ñi nga xam ni Alpha Condé moo leen tëjoon nee nañu sax fi mu toll nii ñoom ñu ngi ci ay waxtaan ak ñii di waa Front national de défense de la constitution mi nga xam ni bokk na ci ay exigence am ngir ñu xool ci yan modalité la ñu mën a libérer prisonniers politiques yooyu le ñu jàpp ne waxtaan yi mu ngi am diggante waa Front national de défense de la constitution ak ministère de la justice ca Guinée. coup d'état boobee am ci réewum Guinée juróomi fan ci weeru Satumbar ka ko def di colonel Mamadi Doumbouya fekki coup d'état bi amoon ca Mali ki ko defoon di Assimi Goïta ñoom ñaar ñëpp di ay soldats dañu ràññee ci force spéciale bii 2020 bii 2021 la ñi nga xamante ne ñi seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu àddu nañ ciy jëmee laaj bi di ndax force spéciale yi nekk ñu ci pexe ngeen naxasal démocratie ci yenn réew yi Afrique yi kii di Mamadou Adjib colonel bu retraité joxe na ci xalaatam dellu siwaat na it ci force spéciale yu ñuy dégg ak it seen taxawaay ak ba ci sax lii di légionnaire ci wàllu forces armées dañ ci ànd ak Ibou Diouf. bu ñuy wax ci colonel Mamadi Doumbouya bi def coup d'état bi fële ca réewu Guinée dinañ faral di fësal xaritoom ak Assimi Goïta bu Mali ñaari kilifa ci l'armée yi seen dëkk yoo xamante ne dañu am jaar-jaar ci wàllu xeex lépp lu aju ci wàllu terrorisme di ay légionnaire jànge tamit ci école de guerre jamono ji ñu leen di dàkkantale putschiste. ay soldats la yu ñu jël jàngal leen tàggat leen ci ay mission yoo xam ne mission yoo xam ne dafa laaj secret donc mooy comme par exemple ci contre terroristes yi wala ñu dem def ay reconnaissance ay saytu dara. Mamadi Doumbouya ca réewu Guinée Assimi Goïta ca Mali di fësal rek seen taxawaay ngir jële seeni njiitu réew jamono ji moo tax ñu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy solos force spéciale yooyu. mais ni ñu koy defee en Afrique mooy problème bi parce que dañ koy jël président dañ leen di jël pour seen sécurité boo gisee Condé généralement photo yi ma gis yëpp en tout cas ci ginnaaw Doumbouya moo fa nekk alors que aide de camp moo fa war a nekk. ci seeni taxawaay dinañ def kem kattan ngir jële fi lépp lu jege terrorisme loolu nag jamono ji tax nañu samp ab laaj ndax loolee du dem ba xaw a nasaxal diggante bi nga xamante ne force spéciale yooyu ak ñu yore politique bi. il faut ñu joxaat leen seen rôle daal que président yi bàyyi di jël ay force spéciale di leen indi ñu leen di remplacer GP xam nga GP garde présidentielle xoolal Sénégal garde présidentielle ay garde rouge la ñu mais da nga dem ci dëkk yoo xam ne garde présidentielle char la ñu yore ñu ngi ci kii benn char moo toog ci digg président kooku char boobu bu canon bi nekkee côté bi il suffit que ñu tourner canon bi côté bi aussi. voilà lii dem côté bi mën na ñëw côté bi. li xew ci réewu Guinée ak itam ca Mali dina tax ku ci nekk di moytu sa morom loolee di waa force spéciale yi ak ñi nga xamante ne ñoo njiitu réew mi te nag bu loolu weesoo foofu ñu xam ne li tax a jóg yile unité mooy jële fi terrorisme.
tàggat yaram football éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 segg gi ñuy segg équipe yi ca war a dem Sénégal tey jii ma nga woon ci Congo doon fa football ak équipe nationale bu Congo Sénégal ko duma ñetti bal ci benn fa la match ba mujjee gaynde Sénégal yi kon ñu jiite ndóogum ci classement bu groupe H ba ñu bokk leerali Cheikh Sadibou Diarra. ca Brazzaville Sénégal wan dooleem Congo ndam bu leer ñetti bal ci benn gaynde yi dañoo dugg bu baax ci jongante bi nga xam ni benn équipe jéemu ko woon tëj wante seen football bi dafa yéexoon ñaari sélection yépp am ay occasion ci ñaar fukki simili yu njëkk yi Sénégal mujjee dugal ci ñaar fukk ak juróomeeli simili bi Boulaye Dia dugal butam bu njëkk ngir Sénégal ginnaaw juróom-ñetti sélection gaynde yi puus ngir dolli beneen laata mi-temps bi wante Congo moo mujjee am penalty si ñeent fukk ak juróomeeli simili bi Ganvula Silver dugal ko équipe bu nekk am benn but ba ñuy dem ci mi-temps bi ba ñu demee ba jongante bi des fukki simili ak juróom ci la occasion yi amaat gaynde yi dugal seen ñaareelu but si juróom-ñett fukki simili ak ñaar Ismaïla Sarr dugal ko Sadio Mané mujj dolli beneen ginnaaw bi mu amee penalty ba noppi dugal ko ci ñaar fukk ak juróomi but bu Mané ci équipe nationale la jongante bi di jeexee Sénégal am ñaari ndam ci ñaari jongante ba tax mu jiitu ci groupe H bu éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 gaynde yi war a joué waat ci weeru octobre bii di ñëw ñaari jongante lay doon seen diggante ak Namibie. fexe ba dooleel football bi ñuy def ci plage mu di foot de plage moo waral tournoi bi nga xam ne amaloon nañu ko ca Yoff mu dajale ndawi diiwaan ba tournoi la bopp doonoon na ci teewaayu El Hadji Ousseynou Diouf football katu Sénégal ba woon ñëwoon jàppale parrain bi mu di xalaat bu bàyyeekoo ci ñi yëngu ci wàllu beach soccer ñoom it ñu bari ci ñoom teewoon nañu ca plage bu Yoff Ibrahima Kane Mamadou Diop. ci plage bu Yoff Ngaparou ndawu dëkk bi amal seeni compétition mu di tournoi boo xam ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram lañ ko parrainé mu teew fii ànd ak El Hadji Ousseynou Diouf. li ñuy def tey ci xale yi loolu lay permettre ëllëg ñu am de vrais champions moo wax ne seen maire mi ngi seen gannaaw et je serai en permanence derrière la jeunesse de Yoff pour que demain ci champion yoo xamante ne Sénégal moom lay produire Yoff mën ci am une bonne contribution. li ba mu nekkee maire ba léegi talatul dara lu dul waa Yoff man daf may woo ci bureau am dañuy toog qu'est-ce que je peux faire pour ma jeunesse jeunesse Yoff lan laa mën def ak ñoom jeunesse Sénégal lan laa war mën def ak ñoom. tournoi bi ci plage bi ñu ngi ko amal tamit ci teewaayu ay responsable beach soccer mu di discipline boo xam ne Sénégal wane na ci boppam ci coupe du monde bi ñu génn. Yoff bi nga xamante ne moom mooy ossature équipe nationale de beach soccer Ngalla Sylla mooy ant Mamadou Sylla Papa Diagne Mandione day wane ne Yoff encore am na relève boo xamante ne mu ngi fi te suba dinañ mën a fekk seen ay mag équipe nationale pour ñu mën a continuer am Sénégal équipe boo xamante ne fu mu dem ñun ñu naw ko. xamee ne tey Jean Ngalla tey mooy coach équipe nationale ñu gis ay juróomi xale yoom ñu ngi dëkk Yoff nekk équipe nationale bi loolu war na leen pousser tey ñu war a ñoom ñu gën a bëgg discipline bi quoi je pense. ci benn ngoon ndawu Yoff yi ak seen maire ñu daje ci wàllu football mu di initiative boo xam ne parrain bi ne dañ ko war di ko defaat bu baax a baax ngir Lion Beach Soccer yi am ay relève yu wóor. foofee mbokk yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ci télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi jaa ngeen jëf mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm.